بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ñu ngi leen di dalal ci 18e édition dawra charia Mbacké Touba di leen dalalaatam ci dajeem juróom-benneelu fan bi wala waxtaanu juróom-benneelu fan bi ci dawra charia Mbacké Touba tey ñuy waxtaane benn mawdu bu am solo boo xamante ni si bu yittewoo la ndax dafa aju ci lu ñu tuddee développement ñu tuddee at taqaddum wala at tanmiya mawdu bi mooy al araqil al ijtimaiya li taqaddumi al mujtama al sénégali mbir yi nga xamante ni si dafa aju ci société bi wala dafa aju ci ñi ñuy dundee tamit gàllankoor développement réew mi wala waa réew mi pour ñu jëm kanam français di ko wax les facteurs bloquants d'évolution de la société sénégalaise mawdu bu am solo boobu nag ñu ciy ànd ak sëñ Mamoun Mbacké moom xam ngeen ko bu baax a baax waa dawra bi xam nañ ko waa dëkk bi tim xam nañ ko ci wàllu bi ñu war féete di ci def liggéey bu am solo muy jàng ak jàngale beneen côté bi mooy al mufattish Mouhamad Ngom mufattish Mouhamad Ngom moom moo ngi jànge Ngaay ci benn école bu ñu wax Njawar Njaay foofu la amee shahada ibtidaiya ci wàllum français ak i'dadiya moo ngi ko amee ba tey Ngaay ci école bu ñuy wax Mourad Ndaw bu dee bac moo ngi ko amee ICS Mboro mention bien bu dee ci wàllum njàng ba tey ci wàllum université moo ngi def moom ilmul ijtima kon sociologue la ilmul ijtima boobu nag ku ci géeju la ndax am na ci diplôme bu ñuy wax diplôme d'études approfondies mooy IEA ba tey moo ngi ciy def doctorat pareegul ci wàllum sociologie boobu bu dee ci wàllum métier diplôme yi mu ci am na CAP ba tey inspecteur la 2014 ba léegi moo ngi nekk IF Mbacké ba tey moo ngi continuer jàngam ci FASTEF li ñu tuddee al ulum at tarbawiya moom la fay jàng kon kooku moo ñuy defal waxtaan ci mawdu bu am solo bi mooy al araqil al ijtimaiya li taqaddumi al mujtama al sénégali kon dañ koy jox kàddu gi rek mu tàmbale bismillah أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده maa ngi sant suñu borom subhanahu wa taala moom mi ñu bind melal ñu kàttanal ñu te kenn fekk ko ci di julli ci rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam moom mi ndawam tax ñu xam amal googu li suñu borom amal
di leen nuyu ci gën gee tedd di nuyoo mi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di fesal suñu mbégte ci teewe jataay bi mel nii muy jataayu njariñ ndax jataayu xam-xam la te xam-xam mooy domaine boo xam ni ku la cawoo war nga ko sant ndax daanaka yeneen domaine yépp boo ca joxee rek wàññikule la ngay joxe waaye bu dee wàllu xam-xam loo gën a joxe yow di gën a enrichir loolu xam-xam moo ko man waaw boo koy joxe rek yaa ngi ciy yokkule kon ñu ngi sant bu baax a baax a baax kii thème bi tamit biñ ciy jot xaw na kii tuuti ndax démb lañ ma ko wax waaye koo xam ni xam-xam moo la yitteel ak gëstu occasion boo am pour weccoog say naataangoo ci wàllu xam-xam rek daanaka amoo ci loo ci kii boo ko déggee rek mbégte lay doon nga dem ci ndax ko yëngu ci jàng ak jàngale moom bu xam-xam doon géej day mel ni aw jën nga cay dem moo tax bi ma ko sëñ Mamoun woo waxee rek ma ne ko loolu moom incha allah dinañ ci teewe ndax am na ay jotaay yoo xamante ni daan nañ ci teewe comme temps bi bariwul ñu dugg ci thème bi muy évolution de la société sénégalaise les facteurs bloquants évolution nag bu ñu ko waxee ndax sujet boo jël boroom xam-xam yi yëpp xam nañ ni bala nga koo aborder war nga taxaw ci concept yi tënk sujet loolu xale yi fi nekk tey jàng loolu war nañ ko ci jàngat bu ñu la joxee sujet baat yi ko tënk war nga ko leeral ndax yaa ñay ngay lay déglu ngeen bokk foo leen di déglu ndax évolution baat la boo xam ni ci domaine bi ma nekkoon te tax ñu woo ma fi baat bu bari ay théorie la dem na ba sax mu am courant bu ñuy wax le courant évolutionniste ki ci gën a ràññeeku bu ñu ko waxee rek ci Darwin la ñuy wax te ñooñu diina xaw koo ŋàññi lool te ŋàññi boobu tamit tegu ci dëgg ndax Darwin dem nañ ba ñu bari découvrir ni ngir saxal ab théorie daan na dem sax bay xaw a li ñuy wax tricher jël ay espèces di leen changer pour théorie évolution boobu taxaw mais évolutionnisme boobu évolutionnisme biologique la mooy ñi nga xam ne dañ jàpp ni amal gi ñu amal kawnu bi jékki-jékki mu ñu rek ne na am mu am amee nii waaye daa am fu mu tàmbalee ñooñu di évoluer ba joxe liñ doon tey mooy tey li ñuy jàngale ci nit ci Australopithèque la jógee Australopithèque doonu woon kuy doxal ñaari tànk waaye borom ñeenti tànk la woon am karaw jëmm ji ëppoon jëmm ji muy dox climat yeeg yooyu muy évoluer ba tey mu doon homo sapiens sapiens muy Mouhamadou Ngom mii toog ak yéen loolu xëy na am na ñu ko gëm waaye am na ñoo xamante ni tamit gëmuñu ko théorie boobu nag Darwin daf ci ràññeeku ci évolution mooy la théorie de l'évolution théorie boobu nag moo inspiré muy l'évolutionnisme biologique moo inspiré l'évolutionnisme social boobu mu am ay auteurs yi comme ku ñu ràññee ci ku mel ni Malinowski ab britannique la woon ñooñu théoriser ko maa ngi jum Malinowski fonctionnaliste la mais ñu mel ni Durkheim ak ku mu ñuy wax Taylor ñoo gën a dëgëral théorie évolutionniste li tax te théorie boobu dañ ko soxla woon jamonoy colonisation ndax évolutionnisme moo wane ni nit ñi ci seen dox jëm kanam dañ ci wuute ay étapes yu toll dañoo tàmbalee fenn di dox jëm kanam waaye am ñoo xamante ni ñoo jiitu moo tax ñu doon tudde ñenn ñi ay société primitive ñun ci ñooñu lañ ñu boole woon ku mel ni Lucien Lévi-Brul bind na la société primitive di décrire niñ mel ci duñ sol yére daanaka dañuy lekk yu ñorul xet gu bon du leen sonal
technologie bu rudimentaire daanaka ay technologie ak yooyu sonalu leen nature bi moo leen di jox seeni besoin waaye du ñoom ñooy transformer nature bi pour adapter ko ci ñoom xeet yooyu daanaka daal benn bàyyi ma bu évolue tuuti la boo xamante ne mu ngi ci biir àll bi di tëbëk a dal waaye ñu dem ku mel ni Morgan wax ni société humaine yi tamit dañuy évoluer jóge ci sauvagerie ca lañ tàmbalee bu ñu jógee ci sauvagerie dañuy ñëw ci barbarie bu ñu jógee ci barbarie ñëw ci civilisation ba pare ne civilisation mooy ultime étape du développement humain des sociétés loolu mooy ci ngay comprendre lu tax français yi dañu doon ñëw pour civiliser ndax bi ñu ñëw wax nañ ni ay barbare lañ gis kon jóge nañ ci sauvagerie ñoom Afrique ñoom bi ñu ñëw waaye jàpp nañ ni bu ñu jógee ci sauvagerie àggaguñ ci civilisation ñu ngi woon ci statut barbare léegi ñoom dañuy ñëw mooy li boo déggee ñu naan la mission civilisatrice c'est dans une perspective évolutionniste ci évolutionnisme boobu lañ nekk ñoom ñoo nekk civilisation nga xam ne humanité bi bu doon nit barbarie mooy mu nekk gone gu xamagul dara kii sauvagerie mooy gone gu nekk gu xamagul dara barbarie bi mooy xëy na waxambaane boo xamante ni jëmm ji mat na waaye xel mi matagul doonagul dara mu ngi ci crise nga xamante ni phase transitoire la civilisation nag mooy adulte bu mat di mat ci xel mat ci jëmm mat ci jikko mat ci melo ñoom nag loolu ñoom ñoo jàppoon ñoo ko yor théorie boobu nag il fallait que ñu dooleel ko ndax ab peuple kenn mënu ko not ci dooley kese faw mu ànd ak idéologie moo tax li ñuy wax Gramsci moo ko théorisé l'appareil idéologique d'État dafa am solo État benn mënul téye aw nitam exercer autorité am ci ñoom te amul appareil yooyu day am ñaari appareil répressif mooy doole yi di armée bi police gendarmerie ak tribunaux yeeg yooyu nit ñi tiit ragal waaye day am ci wet ga li ñuy wax appareil idéologique d'État luy tabax xeli nit ñi namm leen ba ñu nangul ko yenn yi loolu état colonial daf ko amoon te chercheurs yooyu ci lañ bokkoon moo tax évolution bu ñu jógee ci tënk loolu lépp man bi may wax évolution bi may wax rek fii ci exposé bi mooy benn mouvement bu global boo xamante ni luñ jékki-jékki benn domaine rek avancé ba ca des ginnaaw comme par exemple ñu jékki-jékki rek gis pétrole am alal ni réew Sénégal évolué na non loolu du évolution benn kii bu global la moo tax sax ñuy distinguer pays riche ak pays développé pays riche mooy ñi nga xamante ne yàlla moo leen baaxee rek seen sous-sol ak seen sol ñu fekk fay richesse bokkul ak pays développé mooy bu mel ni Japon nga xamante ni fañ nekk seeni nose ak seeni jëf ak ndimbalul yàlla xëy na moo leen yóbbu ci ñu àgg ci nga xamante ni boo leen fa jële woon nit ñooñu yóbbuwaat leen ci beneen désert ñu defaat fa lu mel noonu waaye yenn réewi arab yi pays riche lañu nga xam ni seen teeni pétrole ya bu jeexoon rek boo moytuwul ñu delluwaat ci wari gëléem ak civilisation bi nga xamante ne moom lañ xamoon léegi kon évolution mouvement bu global boo xamante ni segment société bi yëpp ñooy àndandoo di dox waaye dox jëm kanam loolu mooy wutale évolution ak changement parce que changement lu nécessaire la loo xamante ni kenn amu ci garab société boo jël faaw muy changer changement social moom lu nécessaire la lu inéluctable loo xamante ni kenn mënu koo téye Sëñ Bay Jaxate moo ngi koy wax ne àdduna day war a nguku jamono day war a nguku ku war ci luy war a nguku loo bañ bañit war a ngi moo tax ku nekk ci société ni man du ma changer yow da ngay am problème parce que société naturellement day changer changement social lu naturel la dafa inscrire ci benn dynamique bu dee yow da nga def li ñuy wax conservateur am na ñu ni mel ñoo xamante ne dañ ne duñ changer ba seeni njaboot sax dañuy bañ yar leen ci yar yu dëppook jamono bu boobaa dinañ leen causer tort ndax xale yu nekk en déphasage la duñ mën a retrouver wu ci seen biir société kon évolution mouvement bu global la mais buñ orienté nga xamante ni ñi koy def dañuy xam fi ñu jëm du jékki-jékki rek benn catastrophe naturelle am
ñu ni non kon faaw ñu defar fii benn pont loolu du évolution mouvement bu global la mais buñ orienté progrès la kon jóge ci situation A boo xamante ni baaxul wala gënaluñ dem ci situation B boo xamante ni moo ñu gënal kon muy progrès jëm ci but déterminé boo xamante ni consensuellement admiré fi ñu jëm ñi ëpp ci nit ñi dañuy dëppoo ci bëgg a dem foofu ba pare nangu ni foofa mooy fi gën mooy jëmukaay bi gën loolu ci lañ nangoo évolution ndaxte tamit xam nga dox jëm ci bërëb ñii mën nañoo jàpp ne fu lu baax la ñee jàppe ko ak dellu ginnaaw boo jëlee tubaab yi tey dem ci yor benn soxna yor ñaari doom may góor ak góor ñu sëy may jigéen ak jigéen ñu sëy may jigéen ñi liberté ndaw ñi à 18 ans ñu libre def lu leen na pour ñoom loolu mooy une société évoluée est-ce que conception boobu ci évolution ñun épouser nañ ko déedéet ñun loolu régression lañ ko jàppe parce que ñun dañ jàpp ne loola dellu ci animalité la te nit ki dafa war a quitter ak bàyyi maam jëm ci ak nite loolu xam nga kon nga xam ni kon ñi ëpp ca askan wa dañuy dëppoo ci ni fii ñu gën mooy fi gën te moo ñu gën a bu dee nag dëppoo nañ ca rek jugement bu kaneen di def dootul valable ndaxte nag moo tax d'accorduma woon ak benn psychologue bi doon wax ni dañu war a def ndëpp national ndax société du dof société ndax Lalande dafa wax ni le fou c'est celui qui parle autrement dof mooy kiy waxee na neen rek bu ñëpp toogee ni nii la ka fedd géewu moom mooy dof bi mais société buñ dëppoo ci ni ñun ñëpp dañuy def yaramu neen ku sa sol yére yow yaa jàdd yow yaay le fou yaay le marginal moo tax bu ñuy ndëppal société kuy organiser ndëppal yi loolu moo tax problème moo tax société bi bu ñu demee ba dëppoo ci ni but bi mooy but bi gën admiré bu ñu doxee jëm te ñu ngi évoluer léegi nag mu des rythme d'évolution bi nga xamante ni moom lañu war a am mu mel ni bu doon dañ ubbi laaj ci foofu dinañ laaj ci beneen concept lan mooy société ndax société day ñëw société ay nit lay doon yu partager ay normes nga xamante ne bu doon ay nit ñu daje nii rek doon mbooloo amuñu benn règle bu leen liyee mënuñu ko woowee société am ay comportement yu ñu bokk culture ba pare di jëflante di interagir ba forme benn groupe social boo xamante ni ku nekk am na ci fànn gooy dépendre ci sa morom bu boobaa ci la ñuy mën a wax société. question bi muy indil mooy est-ce que kon mën nañu wax la société sénégalaise bu ñu xoolee ci geneen wet gi bariwaayu waaso yi ak xeet yi ak pas-pas yi ci biir réew mi loolu problème la ndax basari bi boo ko jëlee ak lébu bi nga teg leen ndax partagé nañ yenn norme bu ñuy wax ci norme sociale ndax le musulman fervent bokk na ak le fétichiste bi nga xamante ni xëy na bëgguma tudd benn xeet waaw comme séeréer laa ma tudd séeréer boo xamante ni ci lël bi rek lañ ko yare moom li nga xam mooy ay xàmb ak ay béjjën ak yooyu ndax ñaar ñooñu mën nañ ni benn société la ndax ki nga xamante ni bu doomam feebaree li muy jëkk xalaat mooy tàllal loxo suñu borom jàpp ne moo ko teg feebar gi moo koy teg ak ki nga xamante ni ci wet gi bu doomam feebaree li muy jëkk xalaat mooy woo la docteur ak ki nga xamante ne bu doomam feebaree dem ci xàmm yi lañ def te ñooñu ñu ngi ci ñoo cohabité au sein du pays moo tax difficilement ngay wax la société sénégalaise bu dee da ngay doon kii ci évolution ndaxte ay groupes sociaux yu xaw a am ay wuute la mais terewul bu doon ne dañuy wax nation amoon na te ki jëkkoon di président fii firee woon ko le commun vouloir de vie commune kon xëy na dinañ mën a wax la nation sénégalaise te nation bi bu demoon ba am dëgg day répondre ci turu
société mais on a un état sénégalais mais quand même amaguñ nation sénégalaise bu ñu waxantee dëgg ndaxte ñun ñi ñëpp kañ la ñuy doon sénégalais ngoonu match football ñun ñëpp dinañ doon li ñu ëpp ci ñiy bëgg football dinañ doon sénégalais ngoonu match basket bu équipe ba di football ñi ëpp dinañ doon sénégalais maanaam dañuy doon sénégalais toujours par rapport ak kaneen fekk jàmmarloo amul réew mi ak kaneen doo sentir que sénégalais mais bu jàmmarloo yooyu jeexee rek wala sax nga génn bitim réew boo génnee bitim réew it sénégalais ngay doon mais une fois nga nekk ci biir réew mi ñuy nuyoo di waxtaan bawal nga kajoor nga saalum nga defe naa bi ñuy ñëw rek ñu ngi koy waxtaan mais dégguma ci kenn ku ni sénégalais laa loo doon ku nekk yaa ngi wut faneen foofu mais doon sénégalais moom boo génnul wala xew-xew am généralement du nekk sénégalais moo tax la nation sénégalaise amagul moo tax kon évolution société sénégalaise difficilement lañ ci xaw a kii terewul nag temps bi bariwul mais dinañ wax ci les facteurs de blocage bu doon ne société bu doon dañuy teg hypothèse ne nañ supposer que société sénégalaise am na nation sénégalaise am na ba war a def évolution lan ci sénégalais bi moo koy xëcc bu doon picc mu war a naaw la lan mooy xëcc ay laafam di ko jëme suuf lan moo ñu bloqué ba fañ waroon àgg ñun nit li ci ëpp parce que loolu defe naa ñun nangu nañ ko quand même mënuñu fa àgg loolu yu bari la d'abord nit ki muy li ñuy wax l'homo sénégalensis ndax nit moom ay pas-pas la ay kàddu ak i jëf pas-pas ci laay dugal na muy xalaate ak la muy yëge ak la muy yéenee ak li mu fas ci xolam ci wàllu gëm-gëm ndax loolu mooy orienté yeneen yi ma lim ginnaaw boo fasee wax mooy koy génne ak ay jëf moo tax sax ku lay àtte ci ñaar yooyu lay sukkandiku ndax léeg-léeg àgg ci biir du yomb bu dee dem nañ ci suñuy pas-pas l'homo sénégalensis dafa am benn borom xam-xam bu doon wax naan le ventre du Sénégalais c'est un carrefour alimentaire maanaam biiram lu ne ciy dem ceeb bi day jóge Asie hamburger yi jóge États-Unis xamante ni daal benn carrefour la boo xamante ni juróomi continent yépp dañuy daje ci biir Sénégal ma ne ko waaye xolub Sénégalais bi aussi c'est un carrefour spirituel wala carrefour gëm-gëm la ak pas-pas da ngay gis ni Sénégalais bi day ñëw doon jullit muy religion bu ñëw ñii ni 9e siècle ñii ni 11e siècle mu dugg ci Sénégal fekkoon fi benn religion faxasu ko teg daa ñëw superposé wu ci kawam xam nga màkk yéen ñi jàng dañuy jaa al xaq wa zahaqal baatil maanaam kon biñ tegee dëgg dañoo teg neen kon samp dëgg doxal neen fii nag dañoo bàyyi neen mu teg ñu teg dëgg ci wet ñu bokk ànd ñu dem diir 15e siècle ak l'esclavage ak yooyu baneen dikk mooy avec les missionnaires rek catholicisme christianisme ak yooyu ñoom di ñëw indi bokk te ñun ku ñëw le Sénégalais c'est un homme de masla mooy lan un homme de dialogue mooy il n'exclut personne ku ñëw ñu xajal la ba ci xol bi pas-pas bu ñëw ñu non amul problème ñu wutal la une parcelle du cœur nga ñëw aménager dëkk bu ko defee sans problème di continuer loolu moo bi ñu christianisme parce que li ñuy wax naan non ñun amuñu problème ak religion yeeg yooyu yëpp c'est que ñun nekkuñu fi foofu loolu c'est ça sociologiquement noonu la Sénégalais bi mel léegi nag war a man nekkuma ci un discours normatif lii moo war a am mais un discours descriptif lii moo am l'existant léegi nag après ku nekk ak sa pas-pas ak sa gëm-gëm yaay xool noo koy juger mais man damay exposer rek ni mu demee léegi pas-pas boobu mu fi fekk day ñëw tegu ci dem ba
composé ak moom ba xàmmeetoo ci lu mu fi fekkoon ak li ñëw bële ñëwaat ñu xajal ko mu dugg boo xoolee fii sax tane na mais ñun Saint-Sylvestre dañ koy fêté Assomption dañ koy fêté Noël ñun ñëpp ay sapin de Noël te ay jullit du sax problème ci ñoom yooyu yëpp ñu ngi koy fêté kon am na luñ jël fële dugal ci suñ bopp ak suñ culture ba mu bokk ci ñoom ba yu bari même ci ñi ci biir jullit nañuy pratiquer seen religion ak nañ koy jàppe da ngay gis ni léeg-léeg culture ñële léeg-léeg mën na cee feeñ ñee tamit noonu moo taxoon benn abbé doon wax naan Sénégal dañ am 95% jullit am 3% chrétien 2% animiste ak 100% animiste ndax ñëpp ay animiste lañ doog a doon jullit ak chrétien ak mais nag am na ñuy góorgóorlu quand même pour buddeeku ci animisme bi mais nag du yomb ndax nit mën nga ko génne ci société am waaye génne société am ci moom yomb génne sa société moo gën a yomb génne sa société ci yow ndax temps bi mu jël pour dugg ci yow temps bu yàgg la te dafa inconscient bi mu ciy dugg yow yëgoo ko ci inconscience bu doy waar loolu nag waaw d'accord loolu nag jural nañu waaw ci benn syncrétisme religieux boo xam ni ci développement ak évolution faaw mu am ci faaw mu am ci jeexit ndax tey ñun ñi ñëpp loo ñàkk culture ci Sénégal xam nga ni Kaolack bar am na fa wàccuwaay xam nañ wàccuwaayu bar bokkul ak wàccuwaayu bar ci Mbàkke loolu xam nañ ko ñun ñëpp xam nañ ni ci sunu village yi bu amee ko juddu wala yenn xew-xew buñ gisee am xulool li tubaab di wax couleuvre wala am xonq façon jaan la am na worma ju ko ñenn ñi jox loolu ñun ñëpp xam nañ ko ñun ñëpp xam nañ boo demee Kajoor garabu Dakar maanaam respect bi ñu ko joxuñu ko kàdda loolu defe naa gars yi xam nañ ci dara guddi parce que man li expérience la dama demoon ci Kajoor doon am seet fa samay cousin muy yóbbu ay bantu ñaam yu mu war a ay butuyuru ñaam yu mu war a jëmbat biñ demee ci tool yi war a yóbbu kii biñ koy wàcce bant yi man leen nañ ko yóbbu ci taatu garab gi ci waa village bi am na ñu doon jàppale mu ni ma déedéet sëñ bi kee Dakar la ma ne ko bàcc lan mu ni ma yii Dakar dafa am borom ma ne ko yow da nga am borom di mais j'ai bien compris xam naa kan mooy borom Dakar léegi kon garab googu am na waroom ñoo juñ ko jox ñun ñi ñëpp ci suñuy village am na guy yoo xam ni waaw du n'importe comment ngay jëflante ak ñoom mën nañoo meññ lool lu mu ñor mais dina am daal fooy yam ci moom ñun ñëpp xam nañ ay toolu bay dee yooyu tool bi ku ko bay même dëkkuwaay sax man récemment dama ngaay benn kër boo xamante ne dañ fay nañ ci xawma ñaata million ci côté gare bi biñ ma ko waxee man leen kër gi de ñun bi ñuy xale ku fi sabal dugg sax doo ko nangoo daw jël parce que booba dañoo ne kër gi ku fi dëkk dee moo taxoon jarul ba fi nekk nii valeur bi dafa jege centre ville bi léegi mu nekk ay valeur 1 million loola nag daa mel ni fàtte nañ ko léegi te yooyu ay gëm-gëm la woon yooyu yëpp nag mooy wax ni mentalité sénégalaise rapport am pas-pas boobu syncrétisme bi moo ko yóbbu ci rapport am ak nature bi du rapport d'exploitation rapport vénération xam nga li nga xamante ni yàlla dala ko jox muy wërsëg nga war ko jëfandikoo ngir sa dundu àdduna mën a yéwén nga jël ko yow teg ko place ka la ko jox xanaa dégg ngeen fi ma kii au lieu ñu exploiter nature bi
jariñoo ko dañ koy vénérer waaw dañ ko taq di sellal ko wala nga xam ni léegi kon ñun loolu facteur de blocage la ci évolution sur le plan même économique ndax bu dee yow guy gi la ca nekkoon ci cëgg nga war ko utiliser nekk ko ci ay fruits nga mënoon ko utiliser def yenn transformation yooyu yëpp nga ba ko parce que quelque part jàpp nga ni kii kat yàlla la wala muy ndawam day wax yenn rab yi nga xamante ne waroon nañ leen a jëfandikoo yenn tool te tool mbay dee yëpp dëkk boo dem tool ba ñuy wax mbay dee tool ba bu baax lay doon ndax dañ koy gëj a bay suuf si am doole mais kenn du ko exploité loolu boo xoolee tubaab yi li ñu xaw a wuutale ñoom boo xoolee Descartes 18e siècle la doon il faut qu'on rende l'homme maître et possesseur de la nature ñun nag c'est la nature qui nous possède loolu facteur de blocage la boo am solo boo xam ne ci pas-pas yi la jëmbatu te luy neex naqaree simpi la ndax Sénégal moom mën nga discours mu baax loolu ñu ne fi tasu waaye nag li ñu fi daan bàyyi nañ ko fi bàyyi rek loolu mooy seen raisonnement moom booy wax mën na neex ñu d'accord tant que yaa ngi théorie ñu ngi d'accord mais bu pratiquer dessin nag ñu la ñun nag moom loolu c'est tamit c'est un problème au niveau du Sénégal loolu ci suñuy par mooy totémisme yi beneen point bi nga xamante ni bu doy waar la boo xam ni ça nous retarde aussi mooy attachement exagéré ci démb xam nga démb nit boo amul racine doo mën a màgg waaye booy gas say ren ba fàttee màgg tamit ci suuf nga jëm loolu tam suñu problème la gis nga ñun dañuy gestu démb ba fàttee dox ma jox leen benn exemple est-ce que mos ngeen dégg France nit taxaw di fa gëddanam naan man maay sëtu De Gaulle Jules Ferry ay sëtam ñoo fa De Gaulle te De Gaulle li mu defal France ah du ma ni Lat Dior wala kii defalu ko Sénégal mais quand même France bi mu nekkee ba nekk APR De Gaulle moo def appel dem Angleterre woote résistance moo joxaat France dignité moo joxaat France kiyam naka la tuddati liberté am tegaat ko ci les rails du développement ba France siggi mën a compter en tant que puissance au niveau international kon xam nga jëf na waaye jëfam jooju kenn déggagul waxuma la sëtam waaye doomam du ko jéem a bàkku kon gestul doomam day jéem a xool bu jëful dara tekkul dara waaw doomam bu dee ñëwul jëf dara pour doon moom du tekki dara xool démb nag du lu bon mais bu dee da nga ko xool ba doyloo ko finalement loolu facteur de blocage la parce que apathie lay jur maanaam da ngay yow ci sa bopp da ngay yoñ yax te loolu ku ñuy wax Pareto théorisé na ko mooy la théorie de la circulation des élites mu ne ñi bokk ci famille favorisée nga xam ne moom la ñuy wax Bourdieu di wax les héritiers bokk gañ ca bokk mooy leen di jural ak nooy ba moo leen di bloqué handicapé leen ba fañ war a yegg ñoom duñ fa yegg ki nga xamante ne nag bokku fa ñàkk gëm ñàkk loolu mooy doon énergie de plus bu koy propulser ba mu am li ñuy wax mobilité sociale jëm ci kaw te defe naa xaw ma wér naa wéroon ndax man xaddis kiiwu ma ci mais dégg daal nettali bi ñu ne rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam doon na wax ni boroom xam-xam bi ab sàmm mooy jur boroom xam-xam boroom xam-xam jur buur buur jur baaroo la te bu dee du waxamet maanaam ba kàddu xikma la buñ mën a jariñoo ndax boo xoolee ki nga xamante ni amul xam-xam di baadoo la gis ni moom fu mu dem day féetewoo déglu toog ca suuf lu mu soxla dañ ko ciy gindi loola mu manqué dina fexe dabaatal ko ci doomam bala ko dal doomam doom ja bu ñëwee njàlbeen bi dañ koy jàppe doyadik baayam fekk mu fees del ak xam-xam fekk del ak njariñ ñu jàppe ko njàlbeen gi doyadik baayam ba duñ profité ca moom fa ñuy xame njariñam
ca njeexitalu dundam la bu ko defee da leen di rëcc bu ko defee la leen rëcc ci ñoom ñu daw di ko dabaatu ca doom ja bu ko defee dañuy dem def doom ja buur kon doomi borom xam-xam dem loolu waaye buur baat doomam baadoo la ndaxte buñ ko defee buur ba ca mujj ga dañuy xam ne kii kat du baayam du moom bu defee ñu découvrir que kii ndekete moom moo ñëpp fayam mbaa ñëpp tane ko su ko defee doomam bu ñëwee di buur ñu ko toppal fële ndax tey seen yaakaar tasoon na ca bàyyi ca njeexit dund ko bàyyi ko finalement moom kon baadoo la lay doon bu dul lu kii it ma ni kàddu xikma bu mën a jariñoo la goo xamante ni am na solo moo tax daal kii di bàyyi xel démb ba mu ëpp dina tax doo projeté wu vers l'avenir te loolu problème la ci Sénégal nga xamante ni li ñuy jugé nit ki mën nga ñëw ak compétence yu bari suñu village da ngay gis village boo xamante ni compétence yu nekk a fay nekk mais dañu naan famille sàngam en 1452 seen maam moo sancoon kii bi rayoon na fi benn till ñoom kon ñooy chef de village ba àdduna yu tukki nga xamante ni kenn ka fa mag ñëw na doon ab mongol mënta wax waaye moo fi mag kii ñu ni mooy jiite mbir yi jiite nga toog fu mënta def dara waaye moom la quand même alors que y a des compétences yoo xamante ni waaye compétences yooyu seen maam compétent wul woon seen incompétence maam nag moo leen di topp ba faaw luñ compétent leen jàll loolu c'est un problème moo tax loolu c'est un facteur bloquant buy tax duñ ci on ne juge pas la personne en tant qu'individu ak ses qualités intrinsèques mais dañuy juger nit ki ci dënn ba duñ xool li ci kii loolu tamit defe naa problème la beneen problème bi ci société sénégalaise mooy sénégalais luñ mën a wax maanaam liñ xam nga dañuy wax le sutura ak sac moo ñu yóbbu ci sénégalais di def yàq gu bari loolu nag ci ñi étudier woon ñi ñu daan tooñ naan société primitive société yi ñu étudier woon yëpp bu dee ci da ngay def sociologie nag doo ko tudde yàq waaye ndax boo ko defee juger mais liñ daan maanaam ni ñuy dilapider alal di ko di détruire alal loolu daf ci bari lool ndax ku ñuy wax mos def na ci benn étude bu ñuy wax le potlatch mu ni dafa am la loi des 3 obligations obligation de donner obligation de recevoir ak obligation de rendre avec usure loolu société primitive yëpp dafa amoon ci yenn xew-xew yi yow faw da ngay joxe te li la koy obligé fait social la te fait social ni ko Durkheim expliqué mooy ni fait boo xamante ni day am ñetti caractéristiques day extérieur maanaam loo fi fekk la mu ngi mel ni mariage dangaa ñëw fekk nit ñi marié ngay marié kon bu yow yaa ko créé day général ñi ëpp ci société bi dañ koy def waaye day imposé wu ba yow boo ko deful dootoo xaj ci société bi fii nii boo xesee am 30 ans yoroo soxna sa bàjjane kan waaye yow moom gis naa fi koo xamante ni dem na ba moom buñ ko ne ana soxna si danaa ma ngi ca kër gu mag ga te kër gu mag ga kenn nag fa waaye da cay sonn ndax nit ñi dañ lay juger laaj yi day am laaj yoo xamante ni daanaka jugement la mooy ni jot na ci yow nga def buñ demee diir di la ko laaj kii nga gis ñu commencé naan moom mbaadu te société sénégalaise li ci doy waar moom duñu wax dañuy junj te junj moo gën a doy waar wax parce que la ma fay bàyyi day bari la ma fay bàyyi ça donne lieu à des interprétations moo tax moo gën a metti junj fi mu ne ci xaste junj moo gën a metti fuuf moo tax yenn politiciens yi ko comprendre bu ñuy xaste sax duñ ko wax dañ koy junj amoon na fi koo xamante ne naan danaan la demal ca sóoraat sàngam ca aaya sàngam loo ko fekk rek moom laa la wax gars yi jëkkante téere ba doy waa mais yooyu muy kon ñetti caractère yooyu caractère coercitif boobu nga xamante ni day imposé wu moo tax joxe googu faw nga joxe ci yenn circonstances ki ngay jox faw mu jël mooy obligation de recevoir mais kooku tam bu ko jëlee day mel ni lu koy lakk faw moom it ci beneen circonstance mu rendre te buy rendre day rendre avec usure faw mu joxe lu ëpp liñ ko kii loolu ci sociétés yi ñu étudier yépp les sociétés yi ñu doon tuddee société primitives mooy traditionnelles dañ ko fa doon fekk
am na ñoo xamante ni Malinowski moo leen étudier ñoom dañ daan bay ba mu àgg ñuy concours ci lakk récolte waaw di taal ay sëb ku gën a lakk mooy gën a am prestige mais mooy suñ battre bi rek xam nga kii wëndeelu di battre di sànni ay xam nga million ak ni mu jafe enseignant moom du battre ndax rappel mais bala ngaa dajee ne million waaw nga jël million di ko wecc mais xam nga forme moderne la ci lële ñu le buñ bayaa ban kii dañ doon toog liñ ci doon wane mooy man damaa giijal ba bu je peux me permettre sax di ci làkk te terewul damay dund ba sama sàq du jeex bu mooy bayaat waaw loolu bu defee li tax doon ko doon tudde yàq xëy na ki koy def moom am na lu mu ciy jënd moom mu ngi taal récolte bi yow mii observateur da nga naan kii day yàq waaye moom mu ngi ciy jënd loo xamante ne ndax ku joxe dara rek yaa ngi koy séentu lu gën la nga joxe moom xëy na lakk gi mu koy lakk mu ngi ciy séentu ci prestige social ak yooyu loolu tamit lu am la te bari na société yooyu nag moo indi ci yàq gi nga gis ñun tamit suñu société familiale ak religieuse da ngay gis ci ngénte yi ak dëj yi ak céet yi ak cant yi ñi ciy def alal noo xam ne yow da ngay jàpp bon boo nee da ngay yàq jugement la valeur waaye daal xam naa lañ cay def yéeme na waaw yéeme na te pourtant loolu moo yóbbu woon sax en 1967 la loi 6704 du 24 février 1967 concernant le gaspillage dans les cérémonies familiales loolu loi boobu ba tey pourtant mu ngi nekk en vigueur loi boobu Senghor moo ko signé woon moo ko génn moo ko proposé woon assemblée kii ko mu promulgué ko mais gis nga loi bi biñ ko defee ndar yenn maire yi amende bi ñu wax ni ku ko def dañu lay alamaan bu ñu waree def seen langue alamaan bi la ñuy njëkk a génne teg ne doo ko tàmm loolu nga xam ne lu doy waar mais loi bi tamit xam nga loi tamit am na noo koy tëggee yaa yóbbu nit ñi ci ñu violé ko ndax loi war ko jóge ci kaw ci suuf la war a jóge da ngay xool dund nit ñi ak seen i pas-pas ak seen i gëm-gëm nga tëgg loi méngale ko waaye nit loo boo ko teree lu mënta baax war nga digal ko lu mënul ah yaa ko violé loolu ma jox leen exemple rek fu nekk nii ci ngénte dañ ni ci loi ba boo demee ci loi ba dañ ni bu dee ngénte amoo droit rey lu ëpp benn animal benn gàtt ak ba mënta la mënoo rey waroo amoo droit rey bu ëpp benn loolu loi la ci dépense yi yëpp waroo dépasser 10 000 francs xam nga en 1987 c'était possible mais tey jii nii sa kër rek benn émission ngaa dépensé la xam nga loolu tamit problème la ñu ni tamit muy jokkalante joxe cadeau bu mu manti doon dañ ko tere loi bi daf ko interdire loolu problème la ci loi boobu xam nga fi nekk nii aj gi ñu ngi ñëw dafa interdire formellement fête aj te loi boobu ba tey kenn abrogé wu daf ko interdire formellement ni aj retour de pèlerinage kenn du ci organiser fête fàtte naa ci ngénte li dañ ni bu dee suba gi ngay def ngénte li 11h daa war a tas bu dee ngoon gi 20h war koo wees fi nekk maire dañuy làng jëm fajar moo tax yooyu c'est des problèmes aussi que instruments yi ñuy utiliser pour kii suñu société aussi ñu war ko xoolaat beneen point bi sëñ bi bu temps bi kii rek man ma kii léegi beneen problème bi mooy le rapport maanaam rapport bi sénégalais bi am ndax société boo gis yàlla ci mbaaxam da leen di baaxee ay nit ñoo xamante ne ñoo leen di xëcc vers le haut day am ñoo xam ne ay nit ñu am ay qualité exceptionnelle la ñoo xamante ni duñ bari waaye dañuy feeñ ci askan wu ne nga xam ni Japon tey jii li mu doon bu dul woon Meiji du ko doon Chine li mu doon tey bu dul woon Mao Chine bi ñu am France configuration bi mu am nii bu dul woon De Gaulle xam nga du am réew askan woo jël yàlla dafay feeñal ay jëmm yoo xamante ni dañuy am ay qualité exceptionnelle yoo xamante ni ñooy tirer seen askan vers le haut xëcc leen ñu jëm kaw sur tous les plans def ay évolution
bu dee ci diine xam nga ay yonent la daan doon wala ay wàllu ay nit ñu am ay qualité exceptionnelle daal nga xamante ne ñi ay tànneef daal yoo xam ni ñëpp dañuy xam ni ñii bokkuñu ñii. mais ñun Sénégal yàlla dafa dogal on ne profite pas de ces gens-là correctement ndax ne nit que bu ñëwee ñaari attitude lañ ci am bañ ko ba mu ëpp mbaa bëgg ko ba mu ëpp te benn baaxu ci buñ ko bañee ba mu ëpp mooy dañ koy combattre au lieu ñu xool li mu baax la li war cee jariñ ñu nekk ci détail bëtam yi dafa ëppante nopp yi ba finalement duñ ci profiter di ko combattre di ko kii ba moom du am tal sax la mu war a def ko ba ñu kii wala ñu bëgg ko ba mu ëpp def ko yàlla fa teg ko di ko raay ak di ko fóon di loolu ñaari attitude yooyu boo leen seetloo le Sénégalais noonu la am ak une personne qui a des qualités exceptionnelles kee day toog fee lu mu def mu ŋañ kee toog fee ni ku ko tudd ma ray la bu ko defee finalement ñu bàyyi ko moom mu ni ñum rek ba demam jot mu dem loolu problème la ci sunu société et c'est un facteur bloquant par rapport à kii yooyu tamit am ay kii ñu am benn conflit de modèle finalement le bon c'est quoi au Sénégal xam nga société bu nekk war a ñëw dëppoo ci le bien ak le mal mais le bien au Sénégal c'est quoi dëppoo ci fi mu nekk nii yombul on ne s'entend pas sur l'essentiel fi mu nekk nii tey jii man par exemple pour man ça n'engage que man fecc ça relève du mal sama doom bu ma ko fekkoon dama koy tere bu ma ko gisate am koo xamante ni moom mais day dugal doomam cours de danse te sénégalais la ni man est-ce que vous voyez nga xamante ni ci modèle yi dëppoo guñ dëgg ci ban fan lañ jëm googu ma wax ci évolution bi nga xamante ni c'est un mouvement global et orientation boobu ba tey dëppoo on a des problèmes par rapport à ça kan mooy modèle gis nga ki ngay vénérer moom la kenn di saaga ci à côté foofu dañ ci am problème te fi mu nekk nii sax la gën a exacerbé wu parce que boo xoolee il y a ay 20 ans ñu bi ñu gën a nekk xale da nga doon gis ni société bi ci la gënoon am harmonie les différences n'étaient pas trop exacerbées quand même mais fi mu nekk nii dafa am li ñuy wax une fragmentation identitaire da nga xam ni bu jëkk boo dajeeg bawol bu lañu nuyu rek nga xam ni kii bawol la ngeen di saafonte dégg léegi ngeen wax du am jafe-jafe mun la foo dëkk ngeen di fi mu nekk nii boo dajeeg nit boo ko nuyoo doo xam lu mu lay tontu loolu rek problème la maanaam tu ne peux pas prévoir la réaction de l'autre par rapport ak yow sa action loolu nag problème mooy indi problème de communication bu doon société bu am cohésion le français boo ko nee bonjour wóor na ne à 99% il te répond bonjour le sénégalais boo ko nee bonjour mën na la lay naam ngom mën na la waaleykum salaam mën na la ne waaw nu mu demee maanaam boo doon lim réaction yi doo fi jóg c'est ça notre problème sur le plan identitaire boo ñëwee di dajeeg moom tamit boo ko interpellé sa réaction mënoo ko prévoir loolu nag mooy ni cohésion sociale amagul on n'a pas encore une cohésion sociale ce qui fait que ñun une crise du lien social lañu am le lien social moom moo am crise fi mu nekk nii li ko waral da ngay gis ni société traditionnelle yi dafa amoon d'aucuns moo distingué ñaari type de société والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل
كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما